waaye comme ni ma ko waxee woon sànq dañu toog dañu xalaat ni ci organisation symposium boobu ministère de la justice dafa xalaat ni su tàllalee loxo aussi jigéenam bi yore ministère de la famille de la femme du genre et de la protection des enfants ñun ñëpp daan ñu mënante joxante loxo pour ñu liggéey pour aider dimbali Sénégal pour mu def évaluation bi parce que du stratégie rek bu ñu mettre stratégie bu ñu ko mettre politique la mais c'est une politique aujourd'hui qui est au stade continental chaque État partie à la responsabilité bu ñu toogee ba di ko évaluer nga ni jéego bii def naa ko ci jéego bii def naa ko ci li tax mënuma yegg lii ak lii la bu ko defee li ci di saafara ñu mën ko def solos ndaje ji mooy comme ni nga ko waxee rek comme dañu ne dafa am bis boo xam ni mbootaayu kuréelu xeetu gouvernement Afrique yi État Afrique yi ñoom ñoo taxaw ni suñu tout tànk yi dañu leen di mandargal benn bis boo xam ne ñoom rek ñoom lañ koy jagleel bis boobu nag dafa am beneen signification ndax ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin 1976 boobu temps ñi ngi nekk ci apartheid xeexu boddent ko bu metti mu am ay élèves ak étudiants yoo xam ni dañu ne woon rek waruñu def discrimination ci qualité njàng bi dañu am droit am njàng éducation de qualité ñuy manifester régime bi massacré leen organisation de l'unité africaine daal di jóg taxaw daal di jël bis boobule sargale ko xale Afrique ci édition ren bi nag dañu ne comme seen Afrique dafa am fukki aspiration yoo xam ni engagement yoo xam ni ci laa ci bëgg jaar ma doxal ko taxaw ko ci pour que suñu continent bi nekk continent boo xam ni dafay am dignité pour xaleel mbootaayu kuréelu xeet yi daat ni nag état partie bu ne na nga def sa évaluation pour par rapport ak jéego yooyu nga wax fi nga ci toll loolu moo tax tey boo gisee ci salle bi ministère yu bari ñu ngi fi ñuy toppatoo xale yi ak kenn ku nekk sa partie responsabilité waaw pàcc aspiration bu ne am na département ministériel boo xam ni ci sa responsabilité la bokk kooku nag lii di yoon moo di kenn du la waxal sa place yow yaay ñëw ni par rapport ak aspiration bi jéego yii la ci ministère bi def jéego yii moo ci des te pour les étapes futures am nañu yaakaar ni nii ak nii bu ñu ko doxalee daanu ci yegg jéego yi def ni ñu def nag xam nga dafa di nekk yoon ak situation lu mu tar rek su fekkee def nga ci ñaari jéego nga ni def naa ñaari jéego lépp nag kenn mëtu ko sotal encore que engagement bi ak ambition bi moo di ñu toog ba Sénégal nekk dëkk boo xam ni dafay nekk dëkk bu dëkk bu sécurisant pour tout tànk am na lu ñu def ci njàng mi lu effort yu bare waaye xëy na su fekkoon da ngeen bàyyi woon ba suba wala ngoon ba ministère de l'éducation nationale nekk fi ministère de l'éducation nationale mooy gën a am cër pour wax jéego yu Sénégal def ndax man duma bokkuma secteur de l'éducation nationale waaye lu mu gàtt boo dee doomu réew mi soo xoolee dans 10 ans xale yi ñi ñu fi jàngoon école ak tey jii dans 10 ans effectif bi dugg école nga xam ne ay la yëwan nag état bi def na ci jéego bu dee affaire u santé la aussi gisoon nga ni y a 10 ans de cela ñiy dee ci affaire u feebar yi nga xam ne dañ koy wax des maladies infantiles bare na mais tey y a tout un programme boo xam ne état bi daf ko mettre en application bàjjenu gox yi ak relais communautaire yëpp jóg di ci taxaw di ci ñaax jigéen ñi pour ñuy dem di ñàkk xale yi bu dee ci yeneen domaine la comme domaine nu on a parlé d'éducation wax nañu waxu santé bu dee affaire dund bi la aussi am na programme yu bari yoo xam ne programme yi dañuy xeex malnutrition xale te xam nga lépp loo xam ne dafay ànd ak développement wu xaleel état bi cër bu mu ci def rek jéego bu mu ci def rek vraiment dañu ko war a dugal ci ak yelleefu xaleel waaw éducation surveillée aussi nag état bi li mu ci def bari na barki dem boo njaay rek laay def benn évaluation ci 2021 bii budget bi jox Sénégal jox ministère de la justice à travers la direction de l'éducation surveillée soo xayma budget sur les 10 dernières années soo ko comptabiliser nga boole ko presque mooy nekku montant wu budget bi ñu jox éducation surveillée ci benn at rek mu di loo xam ne nag apprécier nañ ko bu baax a baax quand bien même ñi ngay bëgg aussi mu yokk bu baax a baax parce que bëgguñu benn xale rek ëllëg ki si biir mu nekk ñu bàyyi ko ci yoon bi
parce que njàngam dafa sooxe bi njàng bi sooxee toppatoo wuñu ko parce que dafa am problème mu vulnérabilité nekk en danger la ca war defuñu ko ba ëllëg ki si biir àddinaam yàqu bëgg nañu daal fépp fu xale nekk te mu soxla prise en charge par des professionnels que xale boobu buy def ñaari jéego rek mu am structure bu nekk à côté pour ñu jël ko fa en charge. waaye le 21 juin li monsieur le président de la République wax à travers promesse programme de modernisation de l'éducation surveillée qui a un volet important d'infrastructure dégg ngeen léegi le représentant du ministère du budget parce que loolu moo tax aussi mu ñëw wax ji doo wax rek boo waxee pare da nga war a natal dafa baax dégg ngeen li mu wax léegi ci perspective yi am pour le secteur ci budget bi alors loolu aussi dafa nekk loo xam ni dafay augmenter performance su direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale parce que budget bi joxuñu la ko nañ pour loolu dañu la ko jox pour que en terme de performance bu ñuy mesurer li nga def ñu xam ne budget bii ñu la jox kat ay la yéwén xale yii taxoon ñu jox la ko jëmale ko ci ñoom te en terme d'effectif de prise en charge boo jëloon démb téeméeri xaleel tey ak. waaw soxal bi nga xam ne moom la ak yelleef xale soxal gouvernement Sénégal moo tax depuis 2013 seen situation amélioré na bu baax a baax ndax dañu taxaw li ñuy wax benn politique nationale muy stratégie de protection de l'enfant stratégie boobu nag tax na tey jii lépp loo xamoon ne ay jafe-jafe la si wàllu yoon loo xam ne dañ ko waroon matal lii aar xale yi waaye tamit si wàllu kuréel yi nga xam ne tey jii ñoom ñoo war a lijjanti mbirum xale rawatina li nga xam ne ay soxla xale yi la si biir kuréel yooyu tey jii dañ ko yéegal si niveau boo xam ne macha allah xale yi ñoom tey am na dal boo xam ne ñu ngi koy am si biir centre yi waaye tamit ñu ngi koy am si béréb yi nga xam ne tey jii si lañ nekk waaye loolu dàqul li nga xam ne tey jii mooy jafe ji nga xam ne xale ñu koy dund ba tey si wàllu bundu xatal bi si wàllu métital bi waaye tamit li ñu si gën a gis mooy xale yi nga xam ne tey jii ñu ngi si mbedd bi di yalwaan te bu yàggul gouvernement Sénégal jël si ay pexe bi Covid bi demee ba tar xale yu bari ñu jël leen si mbedd bi toll na si junni ak ñetti téeméer si junni ñetti téeméer yooyu daanaka téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi dala war nañ leen seen kër donc loolu day wane rek ne tey nguur Sénégal li ko yitteel mooy xale yi nekk place ba nga xam ne fa la ñu war a nekk seen i waajur seen i école seen i daara waaye mbedd bi du seen place te si fan yi néew incha allah dañ mun a xayma li nga xam ne tey moom lañ defoon si premier programme boobu continuer waat parce que mbir mi du jeex dañu ne tant que xale yaa ngi si mbedd bi gouvernement dafa taxaw tem pour génneen si mbedd bi leen si topp tamit mooy li nga xam ne tey mooy application de la loi il faut que aussi comme dafa am loi bu tere loolu il faut nguur Sénégal ñi nga xam ne tey jii ñoo war a saytu loi boobu di ko doxal ñu gën si taxaw ba ñi nga xam ne tey jii dañuy jànkonteel loolu nga xam ne moom lay loi bi tere yoon mën a dal seen kaw donc su loolu weesoo tamit du génn xale yi si mbedd bi kese moo ñu intéressé ndax fan yi passé gisoon ngeen madame le ministre de la femme demoon na sur le terrain daara yu bari tey ñii doon leen jàppale seen dund ak seen jumtuwaay pour ñu gën a mun a yor xale yi loolu yemul si daara mais dem na tamit si njaboot yi nga xam ne tey ñoo xaw a néew doole ñu jàppale leen pour ñu mun a téye xale yooyu loolu rek day war rek ne gouvernement Sénégal xale daf ko yitteel te incha allah malgré jafe-jafe yi yaakaar nañ ne suñ ko boolee ak diisoo ñi war a dugal seen loxo mbir mi mun na fi jóge